8 milliards taïwanais fan la jógee fii fii la Macky Sall taxaw ne Ablaye Wade moo ko may Ablaye Wade ne mayu ma ko daf ko sàcc Ablaye Wade mu ngi dund Macky Sall ngi dund jël xaalis 8 milliards sénégalais ba pare taxaw assemblée nationale nga ne doo démissionné Abdoulaye Wade jàkkaarloo ak moom teg ko pression mu démissionné assemblée nationale démissionné PDS dem teg parti yoon sénégalais bëgguñu injustice ñi jàpp ci ñëpp jàpp ci keroog bi ñu koy woo police sénégalais ñun ñëpp ñoo ci bokk ñëpp a jóg ñu ñoo jiitu pour gàddu xeexu Macky Sall ndekete yoo xeex bi ñu jëloon teg ko fa ñun ñu ngi gàddu xeex ku nga xam ne bu ëllëgee kooku mooy ëlbatiku dalaat suñu kaw di dal ci xeetu sénégalais yi ñi nga xam ne ay patriotes de Sénégal la ñu gëm. adduna di dox mu leen di faj ci biir mu dem di leen faj ci biir assemblée di wax dëgg la mu jënne kenn mënu ko dindi mu am ay xeetu journaliste ñi nga xam ne ñoo complot ak nguur gi jàkkaarloo ak sénégalais yi ñoom Mbour Mbaan dëgg nañu fi Mbour Mbaan ci dossier 94 milliards yi Mbour Mbaan fële ne way man dama def enquête maa ngi ay dossier maa ngi ay nangam sangam maa ngi ay petiti patata moom Mbour Mbaan moom mii boppam toog ci plateau télévision bu nekk mu toog fa di bëgg a jël dëgg def ko fen bëgg a jël fen def ko dëgg moom Mbour Mbaan anam fan la mujjee départ Lyon arrivé mu toog Ousmane Sonko am dëgg ci moom ci dossier 94 milliards yi Madiambal Diagne ñëw tamit contre attaque moom it bu ñëw ak ay feemam parce que lekk na xaalis contribuable sénégalais ba suur c'est des presse c'est des journalistes corrompus ñu dugg ci xeex bi ñoom ñëpp ñi ngi ànd ak Macky Sall ak nguur gi Madiambal Diagne fu ne la taxaw kërën-kërën tuuf Ousmane Sonko duma ko parce que fu mu taxaw ci dëgg la taxaw mu am défaite ñu ne déet Maître El Hadji Diouf ñëw avocat moom fan fu mu mujjee fan la dafa mujjee feebar vidéo bi daw na fi tuuti mu dee lu ko mooy chance moom xam na moom El Hadji Diouf il sait ñu ne déet Yérim jógee fële ne ko way sa sikkin bi sa jabar day muuru waaw sa sikkin bi ñu ne leen islamiste la xaw ma ibadu nga xaw ma salafiste nga wahabiya dégg ngeen ñàkk teggin yooyu ñàkk kese lan mooy islamiste jullit la lan mooy wahabi jullit la lan mooy salafiste jullit la benn alxuraan bi la ñu am benn yonent bi la ñu am benn diine ji la ñu am benn kabar bi la benn zikru bi la benn tayatul taay bi la benn sujootu bi la benn allahu akbar bi la ñu bokk ci penc mi mu dóor ko question yi Ousmane Sonko démonté Yérim fan la Yérim mujjee dafa mujjee leen gennam ne pat parce que xam na ne di ku mu jàkkaarlool du ñeexu ñebe loxoom set na am na xam-xam xam na la muy wax xam na fu mu jëm xam na la mu bëgg te Sénégal moo nekk ci biir xolam Sénégal la njëkk tànn bokkul ak yeneen président yoo xam ne français yi ñoo leen fi teg ñooñu ay français lañu waaw mu taxaw fii le seul l'unique Ousmane Sonko moo fi taxaw ne liggéey na 15 ans ci administration Sénégal musuma sàcc dërëmu Sénégal te kenn musul ñëw ne Ousmane Sonko jéem na ma corrompre te man Ousmane Sonko musuma corrompre kenn te Ousmane Sonko benn kër laa am nañu wër Sénégal yëpp
xool ndax am naa ñaari kër wala ñaari terrain benn kër googu laa am te ba ma koy fay di ko fay yàggul te liggéey naa 15 ans ci administration musuma sàcc dërëmu Sénégal te dugal naa ay milliards ci keesu Sénégal boo leen gisee dërëm bu ma jël man Ousmane Sonko tëj leen ma sama diiru dund mais kan moo ñeme ban politicien à part Ousmane Sonko ban politicien moo ñeme taxaw jàkkaarloo ak sénégalais yi jàkkaarloo ak africains yi jàkkaarloo ak le monde entier yëkkati baatam ak presse bi ne man Ousmane Sonko lii man maa ko wax wër leen soo leen gisee fi ma jël juróom dërëm Sénégal tëj leen man toute ma vie Macky Sall du ko ñeme def Macky Sall du ko ñeme def ñii ànd ak Macky Sall kenn du ko ñeme def opposition bi kenn du ko ñeme def Idrissa Seck du ko ñeme def kenn du ko ñeme def waaw ci langu politique boobu wax leen ma kan moo ban politicien moo am sañ-sañ ñëw taxaw fii yëkkati kàddu yooyu gannaaw Ousmane Sonko gaañ tey Ousmane Sonko la ñuy waxtaanee aujourd'hui parce que tey lañ ko rajee nit ku baax nit ku jub liggéeyal Sénégal dugal ay milliards ci keesu Sénégal yore secteur bu am solo ci biir impôt et domaine audité fii ay entreprise et pourtant xam na ay tooxi doon yi nag fii ñuy jalgati di sàcc impôt doomu réew mi ñoom ñëpp xam na leen musul toog fenn ci benn plateau weer doomu jàmbur Pape Diédhiou Papis je ne fais pas attention à ces chiens qui aboient je ne les réponds pas moi je suis dans la réalité dans la vérité ce que je dis là tranquillise-toi Pape Diédhiou ces commentaires les gens ces commentaires là qui peuvent non les Mamadou Ndiaye qui corrompent ce sont ces genres d'espèces de Sénégalais qui n'ont rien compris qui sont là qui n'ont rien compris. J'ai pas le temps de le répondre. Tranquillise-toi, Pape Diédhiou. Mets-toi à l'aise. Je suis très bien à l'aise si je dois parler de Ousmane Sonko. Je suis à l'aise. Machallah. Parce qu'il est propre. Il est clean. Am na xam-xam. Maîtriser na lu muy wax. Am na fit. Bëgg na Sénégal. Bëgg na Sénégalais yi. Am na yërëmande jub na jàng na alxuraan xam na luy alxuraan xam na lu nekk ci biir alxuraan léegi oustaz lañ koy wooyee oustaz Sonko président oustaz Sonko tranquillise-toi man dama yore candidat boo xam ne bu set bu clean bu fekkee Sénégalais gëm nañu yàlla ragal nañu yàlla dëgg rek moo leen ñor du ñu bàyyi Ousmane Sonko fi dañ koy teg ci bopp Sénégal ñi ànd ak moom ñi liggéey Sénégal ba Sénégalais bu nekk foo nekk nga fekk fa sa wërsëg fekk la fa nga naat Sénégal du jëm aventurier bu boobaa Sénégal du jënd pour dem aventurier bu boobaa Sénégal du wasin ci kaw saret jigéen Sénégal du ñu wasin ci kaw saret bu boobaa ay malade du ñu dee ci kaw ay saret bu boobaa justice bi du def justice kumba am ndey kumba amul ndey bu boobaa borom alal bi du dal ci kaw baadoloo bi ñun bu ñu wax dañuy wax te yàlla tax moo tax suñuy wax dañuy ànd ak àll parce que la ñuy wax dafa nekk lu dëggu benn doomu aadama mënu ko dindi wallahi wal azim billahi wallahi wa tallahi li may wax benn doomu aadama mënu woon du dëgg amul parce que lu leer la c'est palpable c'est palpable la ñuy wax wallahi billahi wallahi wa taala dëgg jiwul peng la bés tey lañ ko rajee ku ko rajee kan la Macky Sall ndeke yaa ngi dàq ki nga xam ne depuis 1960 xeetu dirigeant yooyu la Sénégalais di wut di jooy depuis 1960 ñu ngi koy wut yàlla feeñal ko ci atum 2000 yàlla rek mooy buur
moo tax date historique la ci histoire Pastef mais date historique la sur les patriotes moo tax Pastef dañu war a célébrer date bi dafa war a nekk ay waxtaanukaay dafa war a nekk ay waxtaanukaay pour sénégalais ñi mun ci jàng pour prochainement ñi bañ a radier ay doomi jàmbur yow koo xam ne yow juruloo ko dundaluloo ko fajaloo ko aajoom ay waajur ñoo ko jur fu ñu ko war a juree yar fañ ko war a yaree dugal ko école di sonn ci moom di def ci moom muy góorgóorlu ba yàlla jàppale ko ba mu tekki fu mu dugg jël fa major ñëw nekk produit sénégalais pur produit sénégalais jàng Sénégal am xam-xam Sénégal yore lijaasa Sénégal liggéeyal Sénégal 15 ans xeetu sénégalais yooyu lañ soxla ci biir réew mi pour defar Sénégal yow nga ne déedéet nga jël sa décret parce que pour yow da nga yore dénkaane bi la yàlla jox yow yaay buur di bu mi nga raje ko ci injustice moo tax lan nga gis ña la doon wax raje ko tax ko administration nga duuloo ak ñoom waaw ña la doon wax daxal Ousmane Sonko dañ ko war a raje way dañ ko war a raje dañ ko war a exclure ci élection yi da yow yàlla def nga duuloo yow Macky Sall nga duuloo ak ñoom Moustapha Diakhaté mi ngi bokk na ci ak ñeneen Madiambal Diagne tey golo gi moo puub seen diggante tey jubóowu leen c'est le retour du bâton waaw parce que munoo béy ceeb nga góob dugub munoo béy ceeb góob mboq moo tax ana ngeen yéen APR yéen a ngi mel ni yëpp ay dëmm yu jëfu toj ngeen tas Cissé Lo jaar fële Moustapha Diakhaté jaar fële ñeneen ñi jaar fële ngeen ni tamante dëmm di sulli ay diil yi ngeen teg ci ndoddu sénégalais yi tey le 29 mbokk yi tey Ousmane Sonko la ñuy waxtaanee exemple la genre exemple leader la ci biir Sénégal mu nekk royukaay coppi langue politique bi gannaaw yàlla ak yonent bi moom moo tax sénégalais yi geddoon politique dellu soir ci politique bi gannaaw yàlla ak yonent bi moo tax jeunes yi nga xam ne faaluñu politiciens ñi foog ne politique fenn la dellu soir ci langue politique moom moo leen bu leen bàyyi réew mi ak politiciens yi ñuy décider ci réew mi ngeen bokk am leen fulla am leen fayda bu leen bàyyi réew mi ak politiciens yi ci am ngeen droit ñëw ci langue politique bi xeex leen jaajëf merci Ousmane tey lañ ko raje pour ne dañ koy toroxal wala borom kun fayakun ne ko coppet taaj moo tax assemblée nationale daf leen a faj ba finalement yaa astu mi nga xam ne moom moo toog ci wetu Moustapha Niasse pété plomb amatuñu argument les députés du pouvoir bu jëlee parole rek dañuy jaaxle du ñu am argument ay saaga lañ fa nekkee wala di ko perturber mais ndeke c'est une force tranquille munie d'une capacité intellectuelle extraordinaire nga xam ne sooy wax soo koy saaga sax Ousmane day ree parce que ree bu mu lay ree dalay won ni yow xamuloo dara sa bopp bi kopp moo fa nekk moo tax député lan nga gis député yi nekk pouvoir bi nekk assemblée nationale nañ leen wax ban loi la ñu mës a proposer assemblée nationale ak ban loi la ñu mën a défendre neloo lañ fa nekkee bu wootee jotee ñu jënd yëkkati seen loxo ak seen musóor yi dëng yi ak seen koppati yi ñaaw yi te pourtant ñi ngi lekk alalu sénégalais yi mu nekk riba di tax ñi lay fay liggéeyuloo ko jox la passeport diplomatique yow ak sa njaboot jox la 4x4 bu bees di la fay pour nga liggéeyal taxawu askan bi ngeen nekk fa njuuj njaaj nekk fa du xuloo xeex taasu di saagante moom mu ñëw andi débat gannaaw yàlla ak yonent moom moo tax sax sénégalais di bàyyi xel léegi ci budget yi di bàyyi xel ci assemblée di bàyyi xel ci langue politique bi 6 ans d'existence il a révolutionné le milieu politique c'est ça le problème des autres partis parce que doctrine bi ngeen am
doctrine de l'Occident ngeen am doctrine tubaab bi ngeen am moom ngeen ñu yàgg nootee doctrine socialiste kooku tubaab bi moo ko moom doctrine libéralisme tubaab bi moo ko moom doctrine communiste tubaab bi moo ko moom gauche centre yooyu yëpp tubaab bi ñoo moom doctrine boobu moom mu ñëw ak ñu mu àndal andil ñu doctrine sénégalais africain bu tudd Pastef Pastef mooy lan mooy gëm sa bopp Pastef mooy lan mooy bëgg sa bopp Pastef mooy lan gëm sa réew bëgg sa réew fonk sa réew Pastef mooy lan sa réew d'abord Pastef mooy sa lan ndimbal ak yërëmande Pastef mooy lan jëf jël ñàkk jëriñu mooy Pastef mu àndi doctrine boobu teg ko ñu koy politique moo tax ci juróom benni at mu duma leen yéen ñëpp yeneen docteur yëpp daf leen duma juróom benni at d'existence en 6 ans d'existence ce jeune qui a été radié malhonnêtement avec son parti ont coiffé tous les partis du Sénégal même Macky Sall a été battu sur les élections là mu sàcc élections yi door complot Idrissa Seck teg ko premier jël Ousmane Sonko ñi teg ko deuxième jàmbar waaye jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam tey leer na dëkk bi yëpp feeñ moo tey lépp li ngeen sumb rek day daanu parce que tout est arbitraire chez vous tout est arbitraire scandale sur scandale ay détournement extraordinaire 94 milliards 6 000 milliards 300 milliards 129 milliards 100 milliards yeneen tibb ci cag-cag jalgati sur jalgati loolu mooy seen compétence tey Ousmane Sonko la ñuy waxtaane pour sénégalais bàyyi xel bu taxawee ak tubaab bi day faj tubaab bi bu taxawee ak tubaab bi jamais mu il fait le courbette devant le blanc day xool tubaab bi jàkk ci bët ànd ak dignité ak personnalité gu mat ànd ak xam-xam gu fees del mu jàkkaarloog nasaraan bi mu démonté ko teg ko ci suuf bokkul ak président yoo xam ne bu ñu jàkkaarloog Macron dañuy lem seen gën sa gën a nii tête haute avec dignité sénégalais yooyu la ñuy soxla xeetu sénégalais boobu la ñu soxla tey lañ ko rajee tey moo tax chaque année 29 août Pastef doit célébrer c'est une obligation Pastef doit célébrer cette date-là et ça devrait servir d'exemple pour tout citoyen sénégalais il faut pas radier des gens des personnes arbitrairement parce que tu es président ou bien tu es directeur de société ou bien tu es ministre ngeen radier ni ay nit nii comme ça arbitrairement malhonnêtement moo tax mbokk yi foog ñu waxtaan tey sama wax du neex de parce que dëgg rek laay wax ci leen la tax yéen a ko def moo tax ñu xamal leen ko moo tax da ngeen di xuloo seen biir yéen a ngi tàmmante dëmm seen biir yéen a ngi xeexoo seen biir yéen a ngi dóolante seen biir yéen a ngi saagante seen biir yéen a ngi wejjante seen biir moom mu ngi ne patt fa mu toog di xalaat naka lay def pour dimbale sénégalais yi nekk ci biir coono moom Ousmane Sonko mu ngi ne patt toog fa mu toog ak ànd ak ñu mu àndal di xalaat naka la ñuy def pour rëccal sénégalais yi nekk ci jafe-jafe moo tax bu mu jógee vacances mu lancé le VAP vacances agricole patriotique bu mu ko lancé affaire bi nekk bombe yàlla la yàlla dugal ci loxo bi waaw yàlla dugal ci loxo bi parce que politique bu mu fekkoon fii ci vacances yi mooy lan défilé de mode élection Miss Oscar des vacances nawetaan jeunes yi yëpp foofu lañ jëm amuñu mentalité xeex pour tabax dara mu ñëw andi leen vacances agricoles patriotiques
tey foo dugg ci Sénégal mu ngi tar jeunes yi ñu ngi ci tool yi. Alors quelle a été la réponse ñi yore réew mi la lañ fa ñi ne vacances naka ñoom ban lañ ñu copier-coller la ñu def ñu ne vacances xaw ma lan républicain agricole vacances agricoles républicaines ñoom loolu la ñuy copier-coller parce que ñoom amuñu vision amuñu projet de société boo xam ne mën na defar Sénégalais yi ñoom waa APR ak benn bokk yaakaar ak pouvoir bi amuñu ko ñu def copier-coller vacances républicaines agricoles moom lañ tuddee seen bos ñu copier VAP teg ko danañu échouer foofu parce que loo tabaxul loo xalaatul doo ko mën a continuer nguur goo xam ne day tâtonner ñoom à part luubal ak jalgati ak ciblé ay secteurs yoo xam ne duñ ko mën a développer jël suñu alal dugal ko ci te jurul dara Sénégalais yi TER baa ngi nii c'est un projet qui est mort-né centre Diamniadio pendant ce temps Sénégalais bu ñu xiifee du ñu lekk bu ñu maree du ñu naan bu ñu feebaree du ñu mën a faju urgence bi ñu bàyyi ko fii dem dugal alal bi ci feneen foo xam ne ñoom fa la ñu mën a tëdd pour mun ci profiter mun ci kaañu. Alors après avoir lancé le don de sang mu mel ni tulak male ay militants APR yëpp dem may ji direct mu teg ci VAP ñoom ñi ngi kolo ñu def copier-coller kooku ngeen dàqale ci administration moom ngeen rajo de mais tey Ousmane mu ngi toog fu mu toog il gouverne le Sénégal Ousmane Sonko mu ngi toog fu mu nekk ak Pastef ak ñu mu àndal ñoom ñooy nekk di gouverner Sénégal parce que programme am moo nekk di gouverner Sénégal nguur gi le pouvoir tey amul benn solution dafa laaj yi 8 ans d'existence 8 ans d'échec sinon ils nous ont fabriqué que des voleurs à la tête de ce pays les Aliou Sall fii les Mansour xam naka Mansour Faye ci coronavirus bi tuy ñu ngi koy topp ay facture Mansour Faye mënul jëndee facture bi léegi alors donc nga jógee foofu Siré Dia mu ne tuy Aly Ngouille Ndiaye mu ne tuy le ministre de l'environnement la ndaxte mu ne tuy ñoom ay tuy ñoom daal seen xalaat seen xam-xam suba ngoon guddi bëccëg naka la ñuy def pour sàcc askan bi ak complot askan bi waaw moo tax tey bés la ci bés yi donc tey du mun yomb de il faut que ñu wax dëgg moo tax sénégalais yi war ngeen ubbi seen bët sénégalais yi war nañu ubbi seen bët bu fekkente ne sénégalais yi li ngeen di wax mu ngi ci yéen wax dëgg ak xulaay tàllaa yéen a ngi sonn yéen a ngi ci coono bi xool leen mbënd yi sénégalais ci biir ndox yi la ñuy fanaan ci biir ndox yi la ñuy yeewu hôpital yi maternité yaa ngi ci biir ndox Dakar mi ngi ndóol ci biir ndox région yi waxi noppi Matam tali bi dafa dagg pour pont yi ñuy tabax yépp dagg na bu ñu wax dëgg te yàlla tax bu ñu wax dëgg te yàlla tax bu ñu wax dëgg ngir parparlo non tey même Ousmane Sonko bu jalgat yoon ñu wax ko dëgg parce que ñun yàlla rek ak suñu bàmmeel moo tax jafe nañu am xeetu politicien leader bu mel ni Ousmane Sonko tey bésam la tey lañ ko rajee ci administration Macky Sall tey la ko tax fas yéene ne da koy toroxal waaye mais Macky Sall dafa fàtte ni moom du moo yàlla du mooy yonent déedéet moom yorul wërsëgu kenn tey bu neexoon yàlla tey Macky Sall du fanaan pale ba ah oui borom kun fayakun mooy dogal moo jël tabax doomu aadama xool jikko bu ko neex ci moom mu dugal ko ci moom rof ko ci moom
teg ko ci moom jël ko na ne ko acca doxal sa dox mais ay nit teg seen kuréel woddoo seen lamiñ wër sénégalais yi juróom-ñaari yoon man la dënk leen ma ma liggéeyal leen jox ma liggéeyal leen su ma ñëwee lii laay def lii ak lii laay def bi ngeen jotee réew mi ngeen jëndee seen jaas yi tey dëgg tuuma ranke na Sénégal dëgg dafa tuuma ranke Sénégal baadoolo bi amatul kaddu Sénégal néew ji doole yi amatuñu ndimbal Sénégal désespoir bi dafa amplifié wu pauvreté bi amplifié wu mortalité bi multiplié wu sénégalais yi jaaxle xamuñu ku leen di wàllu xamuñu fa ñu jëm ña waroon taxaw pour aar sécurité sénégalais ñooy ëlbatiku topp seen ndigal yéen di dal ci citoyen sénégalais yi yàlla mu ngi toog di seetaan yàkkantuwul borom mbaar bi cam yàkkantuwul de parce que ku ci nekk sa bés di ñu ñëw juróom-ñaari mètre perekaan lañ lay laxas juróom-ñaari mètre perekaan ak sa jëf takk say loxo takk say tànk laxas la juróom-ñaari mètre perekaan pomp la départ ak yow ci armeel yi gas armeel yi ba mu xóot 2 mètres ci suuf ne la fa yomb suul yow kon nag ci sa biir bàmmeel mu ne kurus nga jàkkaarloo ak say jëf ak say malayka yow li nga fi liggéey ci biir àdduna bi fii nga jàkkaarloo ak moom moo tax bés a ngi ci bés yi wallahi Mawlana yàkkamtuwul bés bu jotee dina ñëw di nga wàcc yàlla yàkkamtuwul borom alal bi fi daanu ci kaw baadolo jël ñaar dërëmam ba pare yóbbu baadolo bi ci buur ñi tëj di nga ko layoo sa bàmmeel way foofu amul fenn lépp li ngeen mus a sàcc alal bi ngeen mus a sàcc dërëm bi ngeen mus a sàcc moo xam xeetu njublaan bi ngeen mus a def bés bu ñu lay dëgg ci biir bàmmeel bi ña lay andi pour dugal la sa biir bàmmeel bés bu ñu parce que di nga dëgg ala kuleyaan ku dee da ngay dëgg nga dëgg naan na defaral bopp bi yow kaleel fii teel fii tekkil fii defal nii yow def ko ni teg ko fi bu baax ñi jël dugal ñi place commencé suul ngay dëgg vur ba ñu da ngay jékki-jékki mu ne salew lëndëm course ñi la andi ñëw dóor la ci bàmmeel bi lan la ñuy wax l'Ikhlas Fatiha salatul Fatiha l'Ikhlas la Fatiha ak naas yi ñu dóore la ko ba pare gaaw da yàkkamti nañuy jógee foofu fu ñu la denc noonu pour doxi seen soxla ñeneen ñi la andi ñëw denc la te jege la ñoom ñi ngi xalaat alal bi nga am bi nga sàcc xaw ma danga ko am mu lew la wala non ñu ngi koy xalaat naka la ñuy def déjà yaa ngi ci biir bàmmeel bi ñoom jëndaguñu armeel yi yàkkamti nañu ñi ngi xool naka la ñuy def pour teg alal bi nga yor ak sa jabar bu baax bi nga bay naka lañ koy def ba teg ci sa loxo ci diryanke bi waaw yow nga jàkkaarloog malayka yi ak sa jëf salaamaaleykum ñu ne jàmbaar jógal nga jóg waaw ñu ne welcome waaw sëñ bi yow fii mooy sa diwaan waaw ñu commencé dina dóori question nga war a tontu waaw ñu commencé dina dóori question nga war a tontu yu leen njëkk laaj kuy sa borom nga tontu kuy sa yonent nga tontu lan mooy sa diine nga tontu lan mooy sa téere nga tontu waaye yow soo tontee tontu yooyu mu nekk tontu positif négatif c'est fini jeex na parce que ñooguñu ci sa jëf mais question yu ñu leen tëgg noonu boo ko tontuwul rek boo tontuwul tontu yu baax yi rek yow déjà moom xam nga fi nga war a jëm ba pare di tegal na nag sa jëf sa film waaw
bu fekkoon yaa demoon sàcc milliard boobu dugal ko ñu ne la yow yaa doon sàcc nga naan déedéet ñu tegal la film bi loxo bi moo tax gis nga bu kere ga yomal xiyaam doomu aadama dana layoo ak boppam doomu aadama c'est extraordinaire doomu aadama day layoo ak boppam non seulement doomu aadama dana layoo entre moom doomu aadama waaye doomu aadama dana layoo ci moom boppam man mii exemple sama jëmm dinaa layoo ak sama bopp man moo tax da ngeen a xamul li xew ci àdduna parce que loxo ba def jëf ci salte ji loxo bi dina séedee soo nee déedéet du man loxo bi ne aha kay man la man maa jëf maa sàcc portable bi loxo bi dina séedee bu dee jëmeñ bii la jëmeñ bii nga jënne kaddu yi salte tuumal doomi jàmbur waxi safaan soo weddee jëmeñ bi dana aha kay man jëmeñ man maa waxoon boo doxee doxu safaan tànk yi dinañ séddee waaw man tànk yi man maa doxoon dox safaan nopp ne man maa dëggu safaan bëti ne man maa gis bakkan ne man maa ko noyyi làmmeñ ne ak jëmiñ ne man maa yëkkati kaddu bi biir ne man maa ko lekk moo tax it foofu kenn mënu rek sa biir bàmmeel mbokk yi léegi ci kaw loolu yow bu fekkee yow sa dund yëpp danga ko def safaan yaa ngi sa biir bàmmeel toj yooyu yëpp mu am nga bëgg a am jàmm sa biir bàmmeel fekk toroxal nga jaam yi sa moroom doomu aadama yow safaan rek nga fi nekkee lor askan bi da nga foog ne ngay am jàmm sa biir bàmmeel déedéet en attendant bu ñu réglé sa dossier ba pare dañ lay safara tuyau dañ lay ubbil benn palanteer ci safara bi mun a faraaj sa biir bàmmeel di la faj ci sa biir bàmmeel en attendant le dernier jugement ah oui ngay torox sa biir bàmmeel ñi leen buggal sa biir bàmmeel car président ba la doon diggal liggéey bu salte boobu wala ministre bi wala député bi wala procureur bi doo gis kenn sëriñ bi noonu doo ko gis yow kondom ak sa jëf sa biir bàmmeel waaw bu fekkee nag yow li nga jëf ci àdduna lépp lu baax la moo ci ëpp mais nga am chance texe ci jàmm ngay nekk sa biir bàmmeel ba keroog bi ñuy daje yomal xiyaam ñu bokk ci sang bu tedd bi nga xam ne moo yónni ca la Muhammad kii tax yàlla sàkk lépp moom rek moo am bésu pencu intervention yàlla ñu bokk ci moom ci ñu muy intervenir on revient ci Ousmane Sonko moo tax sénégalais yi bésu tey c'est le 29 Pastef daf ko war a organiser les patriotes dañu war a taxaw seetlu def ko débat di ci jéem a jàngat xeetu jëf yooyu sénégalais bi ñefe jàngam bu muy ndaw muy xeex di jàng di reyante di jàng di reyante di ñàkk di liggéey ay waajuram di sonn yaayam di sonn baayam di sonn suba ngoon guddi bëccëg ñi ngi ñefe ci seen doom ba mu dem ba mu tekki ba mu liggéeyal Sénégal keneen jógee fële rek parce que dañ ko tabb président de la république waaw mu raje ko moo tax sénégalais war nañ ci jàngaat war nañ ci jàngaat bu baax sénégalais war nañ ci jàng kon tey mbokk yi moom kooku la ñuy débattre tey moom la du keneen moom la parce que bésam la tey alors les mécontents ils n'ont qu'à aller cultiver le vent Mamadou Ndiaye Mohamed Ndiaye va cultiver le vent waaw va cultiver le vent Mohamed Ndiaye su la naxaree da ngay tabax ci kaw jaww ji parce que yow da nga bokk ci xeetu nit yoo xam ne dëgg daf lay sonal dëgg moo lay sonal foofu xeetu nit ñooyu nga bokk ala kulli alin parce que ki nga xam ne yow fen moo nekk sa deret nit koo xam ne du bëggoo dëgg-dëgg da ngay mel ni jinne yee féer
jinne bi nga xam ne yéeféer la parce que jinne am na jullit am na yéeféer gis nga jinne yéeféer place ga mu nekk boo fa nekkee di sabal yàlla kurus yi ngay xëcc noonu di zikru laa di tudd yàlla gis nga bruit bi kurus bi di def te yow du la sonal mais day nekk bomb ci nopp jinne yéeféer boobu noonu la dëgg nekkee bomb ci naa fekk ay nit ñoo xam ne dañuy dëgg du ñu nangu dëgg te yàlla tax mooy xeetu ñoom Mamadou Mohamed Ndiaye mi ngay gis nii pour ma tontu la tuuti rek pour nga dal waxal ne man yow mënoo ma yëngal parce que gëmuma la yow ak ñi nga àndal yëpp gëmuma leen fii yàlla rek moo fi nekk alors sénégalais yi nañu gëm loolu bu fekkee bëgg nañu ni tabax suñu réew bu fekkee am nañu yërëmande ci suñu bopp wallahi wal azim nañu xool fu dëgg nekk te yàlla tax ngir yàlla ak yonent bi ñi sàndel kooku ci ndimbalu yàlla jël ko teg ko ci boppi Sénégal bu boobaa la ñu namoon ci Sénégal danañ ko am ah oui parce que moom daf leen déranger et dina continuer di leen déranger parce que mu ngi fi mu ngi fi demul fen te am na ay mbokk nag attention hein ça bu leen ko fàttee am na taxawaay am na ay mbokk parce que moom du Khalifa Sall du Karim Wade yàgg naa leen ko wax du Khalifa Sall du Karim Wade am na ay mbokk gannaaw yàlla ak yonent bi am na ay mbokk et il est surveillé comme du lait sur le feu ah oui werante xuxaan tegg tubéy la béy di lekk di cëppi-cëppi xar mi mu ngi ko lekk ne nem toog di analyser di seetaan am na ay mbokk waaw oui waaw bu dee pour xeex la non pare nañu mystiquement on est prêt kooku moom bu leen ci dugg parce que du seen fétiche yi ak seen xërëm yi ñoo ko mënal dara déedéet te bu dara desul lu dul xeex rek dañuy simmi l'islam mbubu l'islam teg ko fële ñu dugg ci àll bi xeex ak yéen ba pare ñu dellu si jël mbubu l'islam sol ko li ci des ñu bàyyi ko ak yàlla mooy atte parce que dent pour dent, œil pour œil, courte queue se paye par courte queue. Si c'est une bataille mystique, non, vous l'avez perdu parce que Moulin ci dara trafatale ay ni mënu leen ko ci moom ñi ko jëm yëpp surux nañu ana ñu Madiambal Diagne Diagne ils ont tous disparu les El Hadji Diouf ils ont disparu képp ku ko jéem a songo egg nga teer ñun duñu yàlla duñu yonente de mais ku dugg ci ñun Casamance xeex ñu won la ni yow doo dara waaw sama baat ci kaw ku ñu tooñ ñu won la ni yow doo dara ay fétis mënul dara ci ñun xërëm mënul dara ci ñun tos tafas soo leen weddee jéem leen parce que yàgg naa leen wax boo leen weddi rek jéem leen Guy Marius Sagna ngoog jéem leen Ousmane Sonko ngi ni jéem leen pour won la ni am na mbokk parce que moom du Karim Wade mi ngeen taf-tafe jënne ko réew mi accusé ko tooñ ko jënne ko réew mi jël Khalifa Sall bogo ko dóor ko ci kaso bi ba pare jënne ko bëgg a def ay deal pour amnistie ban amnistie yooyu yëpp mënul am fii ah oui parce que nag attention ni nga juree sa doom ni ñu la juree lañ ko juree de ah oui kan mooy na mukk jamais kon tey le 29 août la ko Macky Sall radié tey le 29 août la gën a am taxawaay ci réew mi kër sëriñ bu mu dugg ñi teeru ko teral ko bernel ko xalifa bi jël ko tëju ak moom wax ak moom ba pare jënn dóor ay déclaration ban moo ci mujjee Kaolack waaw kooku ñi naan salafiste la moom mi ñi naan islamiste la moom mi ñu naan wahabi la